Porokhane Couture kër jeeg yi ak gentleman yi ku bëgg lu baax demal fi nga xam ne mooy Porokhane Couture ay yére ay dàll ay accessoires yu am classe waaye yemul foofu rek madame Ndiaye nee na xale bu jigéen bu bëgg xeeñ lu neex bëgg def fraîche def jongoma demal ci cosmétique bi mu jaay la ay parfum de haute gamme sa gamme yi nag benn la fi. Porokhane Couture c'est madame Diagne moo ngi nekk Pikine Icotaf ci tali karo bi woote leen gaaw ci numéro yi 77 712 08 08 77 404 51 38 wala ci 77 570 87 86 Porokhane Couture daal moo mëne. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur ak internet yu Oxy7 TV ñoo fi ñëwaat tey di leen présenter seen émission actu locale maanaam émission bi jëm ci wàllu campagne locale yu 2022 yi nga xamante ni si ñoo ngi ci dernière ligne droite bi maanaam suba rek moo ci des ngir ñu egg ci cappaandaw la loolee tax ñu candidat yi ñu ngi continuer ba tey di def seeni campagne waaye bu ñuy tànnee lii di violence ña ca des moom ñu ngi tànn lii di jàmm ak salaam ci biir campagne bi ñu dooree ko ak violence ba am ca Sacré-Cœur Mermoz kii di Barthélémy Dias ak ay ñoom daal ñoo yàkkate lii di ay kër ak oto yu yenn ci population Sacré-Cœur Mermoz bu ñu sukkandikoo ci waxu madame Thiam bi di victime ci événement yooyu le ñu déglu élément bi te dellusiwaat ci plateau bi. def caravane ñëw ba fii suñu buntu kër taxaw pour def son speech. Il a parlé de son bilan vraiment wax pendant une dizaine ou une vingtaine de minutes bi muy wax il a parlé de son bilan il a dit que def na fi ay affaires ak yooyu xale yi dëkk ci koñ bi taxaw ci biir kër gi ci kaw terrasse bi parce que fii la taxaw di wax sama petit frère taxaw ci kaw terrasse bi ne ko vraiment Barthélémy ça suffit ça fait 12 ans que tu es là defoo fi dara c'est pas la peine ngay taxaw fii di wax parce que tu ne peux pas nous convaincre mu ne ko bu dee Barthélémy ne ko bu dee góor la li ngay wax da nga koy wàcc fii nga wax ko moo gën nga taxaw foofu di wax boobu man maa ngi taxaw fii Barthélémy je le connais parce que en 2014 j'ai battu campagne pour lui c'était la même chose il était persona non grata ci koñ bi man maa dajale xale yi ñu ñëw taxaw wax ak moom ba baataral ko campagne ba mu gagné. chance li tax gaañuñu ma mooy ci biir cortège am dafa amoon kenn ku ma ci xam moo ñëw tëdd sama kaw ne leen kii sama sœur la du ngeen ko laal am ñu dugg ci biir kër gi ne dañuy fekk sama frère ci biir kër gi pour rey ko kër gi yëpp yàq nañ sama oto gis ngeen niñ ko def et pendant tout ce temps lui il a cautionné parce que moo taxaw naa leen di ngeen xam ne maa leen gën a bandiwu leen du ma wax ngeen di wax su ma ñëwee di wax da ngeen may déglu ma wax li may wax munoo leen ma tere wax li may wax di ngeen xam ne ay maa leen gën a bandi da ngeen di jaay bandi maa leen gën a bandi. est-ce que amoon na ay jaasi ak yooyu. ils étaient tous armés. amoon na ils étaient tous armés. man maa taxaw fii di leen téye man jigéen parce que sama frère yi ñoo nekk ci kaw di leen téye pour ñu bañ a dugg ci biir kër gi. dafa neex yàlla bandi nu mu tudd jaay moom nee na bu ñuy jaay bandi moom moo ñu gën a bandi. léegi am sa rakk boobu noonu. mi ngi hôpital parce que dañ ko fekk ci biir néeg bi. jot nga ko xam la moo ko dal. waa loxo bi moo veine yi moo dagg. defal nañ ko suture venu loxo bi moo dagg defal nañ ko ay suture il paraît ñu ngi ci yoon bi bien sûr déggoo ma ne loxo yi moo dagg dañu dagg veine yi. ñoom ñoo dagg veine. ba pare dañu voilà fàtte woon naa loolu dañu jaar ci kaw terrasse parce que nee dañuy seet keneen am na keneen ku doon saaga ñu tëb ci beneen terrasse bi fekk beneen kër jàmbur ne dañ fa nëbb kooku dañ ko génnee pa borom kër gi di wax ak ñoom. ñu dóor ko ba dagg noppam kooku aussi mi ngi hôpital saccagé kër googu aussi. kon ñaari kër la. ñaari kër am na kër bi ñu jëloon nii ak fii nii. ñu des ba tey ci violence yi am ca Kër Massar tentative de meurtre moo fa jot a am ndax ñaari membre benn famille lañ doon jéem a taal kii di Talla Sall ay atam toll ci ñetti at ak maamam Amadou Sall fi ñu toll nii ña nga ca hôpital
principal bu Dakar ñi def ñaawteef yooyule ba tey kenn ràññeegu leen waaye ci fàttali rek militante bu Benno Bokk Yaakaar ak soxna kii di Amadou Sall di victime la ñu visé woon ngir rey leen. fi mu toll nii nag brigade bu Kër Massar ubbi na ab l'enquête ngir leeral mbir moomu ñu déglu élément bi te ñëwaat. ñaari fan képp ngir rek ñu amal élection locale yi ci suñu réew mi di Sénégal waaye nag violence électorale yaa ngi mel ni jàmm ca Kër Massar la ñu fa nemmeeku doon na lu yéeme lool te doy waar tax rek ñu gis ne daal violence gi mi ngi gën di piloxoo ci suñu réew mi di Sénégal. donte dibeer bi ñu dégmal wala yemook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 la ñu war a amal scrutin bi gannaaw Médina Grand Dakar ak yeneen i gox yu ne ci réew mi ca Kër Massar ñaari doomu aadama yu bokk ci benn famille di Talla Sall ay atom toll ci ñett ak ka nga xamante ne ni moo di maamam di Amadou Sall la ñu taal jëppeet ña leen taal nag xamaguñu ko jamono ji may wax ak yéen. waaye ñoom ñaar ñëpp yóbbu nañ leen urgence ci hôpital principal bu Ndakaaru mbir yi nag mu ngi am guddi gale ñu génn fekk rek ñoom ñooñee nekk ca seen salon bu ñu sukkandikoo sax ci RFM bi nga xamante ne ni moom moo biral bi la xibaar ab règlement de compte politique la di rek ab militante Benno Bokk Yaakaar soxna ba beneen victime bi Mamadou Sall nee nañu lañu dal di visé woon ca nag foofee wa ilaa fa mbir ma amee nemmeeku nañ daal li nga xamante ne ni moo di matérielu salon ga lépp moom moo lakk ña nga xamante ne nag ñoo def bi lay jëyee taal jëppeet boobule kër mel ne ni dañu fa sotti ab liquide wa ilaa ab rek ndox ma nga xamante ne ni mën na sabab tàkk-tàkk bu gaaw ca boobule salon jàllale ko rek ca palanteer ya laata ñu koy taal ne fees waaye nag brigade gendarmerie bu Kër Massar daal di siw bi enquête ngir rek jéem a leeral bile mbir nga xamante ne ni ñëpp koy ñaawlu mu réagir ci li ni mel Aminata Assome Diatta di candidatu Benno Bokk Yaakaar foofee ca diwaanu Kër Massar mu ngay woo askan wi ngir rek ñu dal di ànd ak dal waaye daal lile ñuy nemmeeku ci suñu réew mi di Sénégal ngir rek élection yi doon na la nga xamante ne nii tey na xel lool waaye itam jural na askan wi njàkkare tax daal ñuy rek gën di tiit di ñaan rek ñu dal di ama yile élection ci jàmm ak salaam ndaxte daal lile di xeeñul neex benn yoon. ñu jeexalee ko fee ca Rufisque Nord kii di Fallou Samb nekk partisan François Badara Touré bu mouvement Bënt bi moom la ñu taal këram ak otoom ci benn guddi. ki ko xamle di vice-président bu gare routière di wuyoo ci tur Ousseynou Kébé ak victime bi Fallou Samb président bu gare routière bu Rufisque ñu déglu élément bi te ñëwaat. ñu am yaakaar pour jox leen maire bi le 23 janvier bii di ñëw ci kàntanu yàlla parce que askan bi ñoo jóg ne François Babacar Touré moom la ñu def suñu maire le 23 janvier 2022 waaw su fekkente ni dafa am ñu ko dégg nag. ba gis population bi nga xamante ni ñëpp ñu ngi ànd ak mouvement bunt bi jox leen bopp ñu xëy wala toog ba guddi jot ñëpp tëdd ñu ñëw fekk président Fallou Samb bi nga xamante ni moo ànd ak François Babacar Touré pour changer le Nord en général pour changer doxalin bi nga xamante ni doxalin bu métti la woon ci waa Tëngéej pendant 12 ans ñooñu jóg pour ñëw taal oto Fallou Samb taal kër Fallou Samb loolu dafa nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla dañ koy déplorer dañ koy ñaawlu te lu metti la moo tax ñu ñëw fi ñun ñëpp ànd ak président François Babacar Touré aw ànd di massawu président Fallou Samb bi nga xamante ni ay defkatu ñaawteef jóg nañ ñëw taal otom taal këram fekk ko mu tëdd di nelaw dañ leen doon rey ñoom ñëpp yàq koñ bi ñoom ñëpp loolu nag ñuy wax autorité compétent yi nga xamante ni ñoom ñoo war a jóg ci sécurité askan bi ñu bàyyi xel ci lii am tey te bañ koo yemale fii te teel cee jóg teel koo arrêté ndax ku xam François Babacar Touré xam le président Fallou Samb xam ne ñoom duñu dox ci ay caaxaan duñu dox ci yàq duñu dox ci ay xeex ndax bu fekkente ni askan wi dañoo jóg ne la jógal yow lañ yaakaar nga yoroon ñu suñu maire bi kooku du xeex du xoloo du yàq kon ñi nga xamante ni dañoo jóg ngir yàq
xalaat ne peut-être buñ leen gagné dafay yàq ci seen carrière politique lu bare. ni leen ko waxee woon ci commencement wu émission bi bu ñuy tànnee lii di violence ña ca des moom tànn nañ ngir jàmm ak salaam ci élection locale yi fële ca Ndindi maire Cheikh Seck di maire sortant bi mi ngi demander population bu Ndindi ñu voteel kii di Moustapha Gueye tamit ñëw na di tagg kii di maire bi te tamit di ñaax population bi ngir ñu am confiance ci moom ñu déglu élément bi te ñëwaat. gor yi nga xam ne ku ñàkk fayda nekku ci gisu leen fi xalem 9 ans 10 ans 15 ans ay mag yi fi nekk responsable ñu toog 15 heures ba léegi fii di xaar mais ñooñu la ñu nekk gëm nañu ko ca ka leen ko tax a doon ñoom xam nañ ni ànd naa ak ñoom ci ngor ak teraanga. À 27 écoles nous avons construit 14 écoles nous avons mis un CEM nous avons mis un lycée. Nous avons 7 cases de santé. Le marché a été lancé dépouillé nañu ko attribué ko am na avis de non-objection def nañ publication provisoire il reste l'attribution définitive et ce sera fait demain ou après-demain et l'entreprise démarrera avant les élections. waaye nag responsabiliser ko encore ci finance boo xam ne nag mu dagan la muy finance u l'islam koo koy faatu kon faatu yal na la yàlla lafal cat ba boo jógee ci promise nga am promotion boo xam ni Sénégal yëpp danañ ko gis Sénégal yëpp danañ ko yëg. ñu desandi ba tey ci jàmm ji am ci campagne locale yi nga xam ne yenn ci candidat yi moom la ñu tànn Badara Gadiaga seetlu nañ ne mi ngi en parfaite complicité ak kii di Soham El Wardini nekk maire bu Dakar ñu seetaan élément bi te ñëwaat. GS Production. ma jiin seen doom ji déglu leen nooy ma jiin doomi ndaanaan ni mu bëggee yaayam bëggee ko baayam noonu la bëggee mbokkam boole ca réew ma Soham Wardini lu dul jaamu Ndakaaroo ñoru la Soham Wardini yow yaay maire de Dakar yow yaay jaamu Ndakaaru waaw Soham Wardini yow yaay maire de Dakar yow yaay jaamu Ndakaaru ni mu bëggee yaayam bëggee ko baayam noonu la bëggee mbokkam boole ca réew ma Soham Wardini kokoy maire de Dakar borom fukki pénc ak ñaari waa Grand Dakar bëgg nañ la lii ma gis fii tey bu njaboo ñu dem tëddi nelaw te xam ne le 23 janvier inch'Allah gagné nañ garde leen seen carte yi bu baax a baax a baax a baax garde leen seen carte yi man tey maa ngi ànd fii tey Grand Dakar ak sama doom Badara Gadiaga ànd ak honorable député Théodore Chérif Monteil bu Union Citoyenne bunt bi jigéen ñi fii Grand Dakar yéen a fi fert way boobu di wax ne fóot nañ Dakar léegi dañu koy bële tey nag moom wan ngeen ma ne fóot leen Dakar wan ngeen ma seen mobilisation exceptionnelle wan ngeen ma ne bu soobee Yàlla le 23 janvier Grand Dakar yépp dana wote Union Citoyenne bunt bi. Merci beaucoup Grand Dakar waaw di gërëm madame le maire de la ville de Dakar nga xam ni moom mooy yaayu waa Ndakaaru c'est la maire c'est la première femme maire de la ville de Dakar bi liggéeyal Ndakaaru
li mu indil Ndakaaru yëpp xajul ci déclaration bi maa ngi sant waa Grand Dakar di leen gërëm di wax ni madame la maire incha allahu rabbi li ko déparé Parcelles Assainies ba plateau Grand Dakar rawatina ko 23 janvier ñu am ndam lu set wecc incha allahu rabbi sedd guy mu continuer waat liggéeyal Dakar liggéeyal Sénégal incha allah jërë ngeen jëf. ñu jeexalee ko ak fële ca Dieuppeul Derklé kii di maire sortant bi di Babacar Gueye mi ngi tontu ñii di ay détracteur am maanaam ñi faree ci opposition bi ñu déglu élément bi te ñëwaat ci plateau bi. def bilan bi lu yomb la wax nañ ko léegi ñi may laaj bilan dañuy taxaw sama kaw bilan di laaj ana bilan waaw loolu mooy lan pero rek boo fi ñëwee misaal la ci bilan bi Cheikh yi def ndax pero daa fi gis tali daa fi gis pavage daa fi gis éclairage public te loolu yëpp ku ko fi def bi ñuy agsi en juin 2014 chauffeur taxi yi koo ñu Dieuppeul laa jëm mën na dama fa dem ndax tali yi baaxul koo ni Castor laa jëm mën na dama fa dem ndax tali yi baaxul li ñu jëkk def mooy defaraat tali yi xale yu jigéen yu bari yu amoon coquette dañu classé woon seen coquette fële mbaa bu ñuy génn dañuy sol corox bu ñu doxee ba solo soo yi génn coquette defar nga tali yi pavé nga roq yeeg jumaa yeeg église yi aussi mooy jënd ambulance médicalisée ci mbirum ndaw ñi ak tàggat yaram liñ ci def bari na jardin yi nga xam ne démb jardin la woon te tey ñu fay tàggat yaram jardin yëpp ñoo leen clôturé boo demee jardin Dieuppeul 3 nga xam ni tey jii bu fekkoon am na ñuy compter du bu ma àggul millième bi ñuy sorowuma ndax la ma fa dugal ci ay bi bari na lool jardin boobu ñoo ko clôturé jardin Dieuppeul 2 ñoo ko clôturé jardin Dieuppeul 4 ñoo ko clôturé jardin Bastos ñoo ko clôturé jardin terrain Yego ñoo ko clôturé am na grillage bi ñu fa def foofu sax la ñu bëggoon jëkk tàmbalee clôturé mais ñoom bëgguñu ko woon ci jamono yooyu mais am na ñu mbébét ni daañu ko defaraat et gazonné jardin yooyu yëpp incha allah. ci wàllu culture u xarala ak diine lañ ca def aussi bari na wax naa léegi kasa gi wax naa li ñuy jàppale askan wi bu màggal jotee bu gàmmu jotee bu Pâques jotee bu Noël jotee bu Tamxarit jotee ay nag yu mucc ayib la ñuy yóbbu ci jumaa yi. ci mbirum éducation ak formation dafa am solo parce que ñun dañu gëm ni jàng ci la nit di moome boppam ci la askan di rawante ndax ay aji gëm lañu gis nañu yonent bi dañ ñu ko iqra apprend kon jàng dañ ko war jox gëddaam xale yi bu ñu jàngee jàng bu mucc ayib ëllëg ñooy yaakaaru réew mi looloo tax li ñu def ci école yi mucc na ayib ci ñun la ñu commencé di tànn ay xaleel ñuy dem di défilé 4 avril musta am dañuy jël élèves yi jàkk jàng dajale leen ñu jàngal leen ñuy défilé ñu dem défilé 4 avril bu école yu bee ñu jox leen fourniture jox seeni maître fourniture jox leen aussi ay photocopieuses ak ay imprimantes defaraat toilette yu école yi tey mën nga gis Derklé 2 Derklé 3 ak Ibrahima Kouaté defaraat salle de classe yi defaraat mur yi ak bureau yi organiser ay cours de vacances xale yi nga xam ne ñooy def pavé bi jógewuñu fenn fii ci commune bi la ñu dëkk fi la ñuy yeewoo fi la ñuy fanaan ñoom ñoo rafetal ñoo taaral commune bi ñuy jëre sargal lañu aussi xale yi nga xam ne ñoo nekk ci pavage moo tax lii lañ leen fi indiloon ci seen émission Actu Local ñu leen di jox dig daje ci beneen émission ak beneen thème d'ici là ñu leen di ñaan rek ngeen dem voter ci jàmm ak salaam. Porokhane Couture kër jeeg yi ak gentleman yi ku bëgg lu baax demal fi nga xam ne mooy Porokhane Couture ay yére ay dàll ay accessoires yu am classe waaye yemul foofu rek madame Ndiaye nee na xale bu jigéen bu bëgg xeeñ lu neex bëgg def fraîche def jongoma demal ci cosmétique bi mu jaay la ay parfum de haute gamme sa gamme yi nag benn la fi.
Porokhane Couture c'est madame Diagne moo ngi nekk Pikine Icotaf ci tali karo bi woote leen gaaw ci numéro yi 77 712 08 08 77 404 51 38 wala ci 77 570 87 86 Porokhane Couture daal moo mëne